damay fàttali ne que ñu ngi dalal tey si tolluwaay Seydi Gassama moom mooy directeur exécutif bu Amnesty Sénégal léegi Seydi Gassama dañuy avancer tuuti wax si liberté religieuse lii sabab bi moom mooy sa Kolda am na ku fa génn wala sax ñu fa génn woote mu ne wax seen diine bopp am sax yonent bu fa feeñ yow en tant que militant des droits humains nan nga koy analyser. waaw sama analyse moom dafa yomb mbir mu yomb la charte réew mi dafa garantir li ñuy wax liberté religieuse. maanaam ku nekk am nga droit bokk ci diine bi nga xam ne moom moo la neex wala su la neex sax nga créer sa diine tant que n'est-ce pas création bi porte atteinte à l'ordre public. wala boog mu nekk benn ci biir ngeen boole ci loo xam ne mun na doon ay délits wala boog ay crimes kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ci mbir Yoro Fula nekk ci benn dëkk bu ndaw depuis ñu ngi naan presque ñaar fukki at. di fay julli ci kalama pulaar mais lan lañ fi def ci ay problème ci biir réew mi ci wàllu ordre public wala boog ci wàllum sécurité wala boog ci wàllum gàllankoor koom-koomu réew mi. ba ñu nar leen tere pour ñuy julli nii leen mu la neexee loolu charte yi moo leen ko garantir. Sénégal loolu lañ bañ a. état Sénégal mënul tere ñooñu n'est-ce pas di julli nu mu leen neexee benn kilifa diine mënu ko tere charte yi moom moo proclamer liberté religieuse tant que ñu ngi foofu ci seen gox bi. di fay julli nu mu leen neexee di créer ñu trouble à l'ordre public maanaam perturber wu ñu kenn. état am na obligation protéger leen. bëri na ci Sénégal ànduma nag ci li nga xam ne moom la ñuy def. loolu sama position personnelle la ànduma ci. mais état am na obligation protéger leen pour que ñu exercer seen liberté de culte mi nga xam ne charte réew mi moom moo ko garantir. bëri na ci sénégalais ñoo xam ne boo amee position bi nga am en tant que défenseur des droits de l'homme ak yooyu dañ naan am na ñu nekk seen ginnaaw ak yooyu moo tax mbir mi da leen di jafee dégg lool yow. noo mën a expliquer sénégalais yi nga xam ne seen xel jàppul. xam nga mënoo tere nit ñi Sénégal fii di maanaam di délirer te lobby def naa mooy moo bi nga xam ne moo gën a siiw fii ci biir Sénégal soo waxee rek ñu ne lobby mu ngi sa gannaaw alors que lobby lan la c'est des groupes de pression. te am na lobby religieux. am na lobby yëpp am na lobby confrérique am na lobby des enseignants. am na lobby des banquiers. loolu am na mais Sénégal moom bu ñu nee lobby bi ci côté boobu rek ñu ngi xalaat borom ñaari tur yi ak genre yu mu demee noonu. pour gàkkal borom ñaari tur yi. pour gàkkal diine bi diine l'islam wala diine chrétien pour mën a woyal seen mbir. waaw mais xam nga diine quand même nañu xool diine ci biir Sénégal mi ngi ko fi dugalee parce que mot na junni at léegi daanaka diine l'islam bi muy feeñee Arabie Saoudite motul sax ay siècle dugg na fi ci biir Afrique. waaw fii 14e kon ku fi bëgg a génnee. xam nga du génne mais gàkkal maanaam. tubaab yi pexe bu nekk dañ ko utiliser woon pour néewal diine gi doole mënuñu ko. mais tamit boo xoolee. kon du ay groupe de pression petit groupe de pression ñoom ñu ñëw n'est-ce pas néewal leen diine ci biir réew mi c'est pas possible. mais boo xoolee taarixu mooy ñooñu feeñ foofu sa Kolda. du Sénégal rek dégg na am na tamit Guinée gis naa tamit benn vidéo à Kankan ñi doon julli am Malinké et cetera loolu. mais sauf que foofu. loolu ñu créé mun naa jur ay instabilité ci côté boobu parce que ñeneen ñi nga xam ne leneen lañ gëm mun nañoo dem attaquer ñooñu ne ñii li ñuy def dëppoowut ak kii. mu xaw a doon waaw conflit boo xam ne doo xam fu muy yem. waaw dama ne xam nga mbir mi état Sénégal moom moo def ci chartam ne ku nekk ci biir dëkk bi am nga droit pratiquer diine bi la neex charte réew mi moom mu ko garantir. Sénégal bokk ci ay traité yu bëri yoo xam ne daf ko garantir. kon yoon moo ko garantir ñu ngi ci légalité ñoom. ñu ngi ci légalité. mais bu nekkee ne yow. ñu ngi ci légalité est-ce que mën nga wax la même chose si benn diine boo xam ne par exemple day am ku rey doomam parce que kii sànc loolu. loolu amuñ ci benn preuve. ni ñu wax amuñ ci benn preuve. doom dafa bëggoon dafa rey doomam. rey baayam su ko defee rek yoon teg loxo ci kawam loolu sa xel mënu ko nangu ñu naan kii nga xam ne moom moo ko ci dafa reyoon papaam bi mu reyee papaam ana yoon yëgu ko. parce que dafa rey si ni ñu waxee histoire bi dafa rey. dama ne ku rey sa papa wala sa doom yoon daf lay teg loxo. bëgg rey beneen doomam. loolu bokkatul ci diine crime la bokkatul ci diine waaw kon su dee li ñuy wax dëgg la ki ko jiite dafa reyoon papam wala leneen bi mu reyee papam yoon tegoon na ko loxo bu yàgg du fi nekk tey di wax waaw su ko defee tamit clandestinement ni ñu yëguñu ko yoon am na droit enquête pour seet est-ce que loolu am na. yoo xam ne waa Casamance nga. est-ce que mës nga dégg seen coow ñooñu bi nga fa nekkee.
non musuma ko dëgg je pense que Casamance dafa yaatu hein. moo tax moo Casamance mu ngi am département de Médina Yoro Foulah. man c'est la première fois ma koy dëgg. c'est la première fois ma koy dëgg avant may dëgg bu Sénégal bi dëggoon naa bu Guinée Kankan amoon sax acte de violence foofu. état intervenir pour interdire ko. mais am nga su dee xeex am na problème am na état am na droit intervenir pour fexe ba jàmm dellusiwaat man li ma exhorté Sénégalais yi rek mooy nañu doxal tolérance religieuse nañu fexe ba képp koo xam ne am nga sa diine nga mun ko pratiquer dëkk bi am na ay baxaay yi est-ce que am na dëkk bi am na ay baxaay yi. Baxaayatulaa. waaw yaakaar ñu ngi ci biir dëkk bi. à Dakar am na ci ay seen biir membre ñoo xam ne ci kër diine yi la ñu bokk ci diine boobu kon diine yi bëri na fi ci biir Sénégal ni ñu fexe rek ba maam yi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ci tarixa tijaan ak murid ak xaadiriya ñu continuer def seen liggéey waaw ñi nga xam ne dañoo am seen yoon tamit ñu bàyyi la ñuy def seen yoon ñii depuis 20 ans ñu ngi ci biir réew mi ñu ngi naan presque 25 ans ñu ci biir réew mi ñaata lañu soo xoolee vidéo ñaata nit ñoo nekkoon ci gannaaw imam boobu moto ñu sax fanweer ñi nekkoon ci gannaaw kon li askan wi gëm-gëm ñu koy pare du benn groupuscule bu bees muy ñëw n'est-ce pas di woote seen diine ci seen manière loolu mooy tax tijaan yi wala xaadir yi wala murid yi dem ànd ak moom. mais Seydi man xam naa la yow croyant bi nga nekk parce que xam naa la nan nga ko mën a boolee ak di défendre lu mel nii wala boog défendre ñi tuddee ay borom ñaari tur entre guillemets. man yoon laa défendre. voilà loolu nan ngay associer ñaar yi la non non xam nga man damay défendre yoon sama diine ak sama ngëm-ngëm daf ma concerné mais yoon lay défendre ñu ngi ci état de droit yoon moo koy doxal yoon mooy ne nit am na ak yi nit am na yelleef yi am na sañ-sañ yi loolu tant que ñu ngi koy xaatim ci suñu constitution xaatim ko suñu loi yi am nañu obligation respecté ko te doomu adama doo am rek la suñu commencé di naan doomu adama bi day def maanaam mu ngi baakaar dootuñu ko défendre amatul benn ak benn yelleef fa lañ jëm. mais loolu des fois sa diine du la tënk. moralement wala intérieurement pour nga def sa liggéey ci côté boobu. comme borom ñaari tur yi par exemple. pour maanaam défendre ses droits. ah non xam nga lan moom ma mun a def problème conscience mooy ma jóg tey di def promotion homosexualité man def ma promotion homosexualité man dama ne muy ñi nga xam ne ñoom ñoo am yoon yu bees yooyu ci biir diine bi muy borom ñaari tur ak ñeneen ay doomu aadama lañu am na loo xam ne ay loi Sénégal moo leen protégé maanaam kenn amul droit rey leen kenn amul droit ñoo jàppaleen dóor leen lynché leen kenn amul droit def loolu wala bokk. mais yow kenn amul droit def ko mais bëgg nañ xam sa position. et je réaffirme ces positions là. defuma promotion homosexualité. mais xam nga ndax kenn musuma ne musuma dëgg may def ay promotion homosexualité. ndax mun nañ mais dama ne ay nit lañu. défendre leen ay nit lañu. défendre leen am ak nañu def ay seen droit promotion. am nañu ay droit xëy na amuñu droit def rapport contre nature droit boobu yoon moo leen ko tere waaye droit boobu soo ko tegee yeneen droit yëpp am nañu ko. waaw benn droit rek la yoon tere. mais dama mooy ne rapport contre nature. ndax te suñ ko defee ñu teg leen loxo. mais à part droit yooyu kon yow le droit à la vie. kon yow contrôle ñu. le droit de ne pas être maanaam violenté. le droit à la vie privée droit yooyu yëpp kenn xaañu leen ko. kon yow contrôle soo leen ko bëggee xaañ nañu dem assemblée nationale voté droit voté yeneen loi. ñuy génn am seen drapeau di def comme boo demee tey Angleterre ñu ne journée bi si football journée bi journée gay la ñëpp dañuy takk brassard seen couleur ak genre yooyu boo leen démarré day mel ni da ngay def promotion. dama ne clairement loolu mënul am fii ci biir Sénégal mënul am ndax soo amee daal di trouble à l'ordre public gis nga liberté. fu muy duggee mun na bett parce que gis nga liberté Dakar tey nii mu ngi fay bëgg a dugg ak coupe du monde bi ñu ngi koy nangul. xarmal amul benn liberté boo xam ne c'est une liberté absolue amul xam nga lan la yoon dax maanaam nga torturer nit loolu moom amoo benn état amul benn raison bu muy invoqué pour ñu jàpp nit torturer ko parce que ñu la torturer li nga def di nga ko wax li nga deful tamit di nga ko nangu pour sauver sa bakkan torture dañ ko dax nit ki jox ko un procès équitable loolu tamit
mënuñu ko dax amul circonstance mënuñu ko dax waaye ay liberté état mun na ko xaañ su dee état dafa ragal ne su ko bàyyee nit ñi exercer ko n'est-ce pas dina andi trouble à l'ordre public waaw loolu moom état am na droit def ko kon tey xam naa gay pride yi ngay wax gay pride mënu fi am parce que su amee daan trouble à l'ordre public kon état am na droit interdire ko